très chers amis internautes dal leen jàmm fi ma leen daan dalalee muy seen kër gi nga xam ne du jóg di nekk seen wet muy Seneweb TV ak seneweb.com ma amaat plaisir ñëw ci émission bu mag bi nga xam ne moom mooy bët ak bët nag tey ñi mu dalal seeni bët tàmm na leen gis ki nga xamante ne nii moom mooy Aara ak Deyza Kalla ñoom laa dalal muy Akhlou Brick Paradise seen bët ngeen may jox ma aal seen bët ngeen may aal ma xool fi leen neex ma commencé ci ki nga xamante ne nii moom mooy Aara nuyu Sénégalais yi lay seetaan ci Seneweb. salaamaaleykum yéen a ngi am fii Aara bu Akhlou Brick ñu nekk ak tey Ahmed ci Seneweb allez welcome guys. Deyza. salaamaaleykum waa Seneweb ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk seen tur ak si seen sant di bëggee suñu bro Ahmada di xam ni concept bu nice bi nga xamante ni moom nga am muy bët ak bët ma foree ci ne mbonaat ak mbonaat dañuy xoolante pour mu mën ko nàmpal loolu lañ naan tëbbu te ñoo ngi ñaan sa bët yi ñuy xool ak say question nga tëbbuñu ci bañ mën a am réponse yi. merci beaucoup Aara chaque jour philosophie la may dugal quoi mais garaawul quoi man noppi naa nangoo tout de suite on va attaquer li nga xamante ne nii moom mooy bëtu ginnaaw moom moo ñuy gën a xam léegi ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy ñaari membre Akhlou Brick Paradise yi lu tax ñuy defaat bëtu ginnaaw bi chaque fois artistes yi li ñuy gën a xam ci yéen moom mooy volet musical bi li ñuy gis ci télévision yi li ñuy dégg ci rajo yi ngeen koy wax mais dafay baax ngeen ñu dem ci source bi jël li nga xamante ne nii moom mooy enfance bi fi ngeen doore dem nañ ba Mbuur am ku ñu seeti mu defal ñu li nga xamante ne nii moom mooy bëtu ginnaaw tey bi ñu xool élément bi après ñu dellu si waat ci plateau bi. nii lu ma dund la ak yéen parce que maa leen yar maa leen tette man naa ne nag yàlla moo ko jaarale ci man rek mais yàllaa leen yaral boppam ngeen di xale yoo xam ne ni depuis primaire ngeen daan ànd di dem école di wàcc di ñëw lekkandoo ensemble naanandoo ataay ensemble fo ree kaf ci biir kër gi uuf seeni rak te mosu leen am problème ak kenn parce que mosu maan nekk ñëw ci kër gi ba fekk leen ci naka su dul noonu lu dul ngeen nekk ci seeni mbir di wax ci seeni njàng te jàng rek ngeen gëmoon moo tax même lii ngeen di yëngatu fi mu ne nii ba ngeen koy commencé da ngeen daan ñëw ci biir groupe boobu ngeen daan def ngeen daan nekk di genre fo ngeen ko jëlee mais yàlla di def comme ngëm-ngëm am na ci ngeen dem ba ngeen am ay idée ne ñun kat bu ñu defoon lii yàlla mën naa def danañ ci mën a génn ñun ñuy mag ñi nag ñu di leen xool di leen suivre mais gis ne lii ngeen di def aussi fulla ak fayda ngeen koy defee ni ngeen nekkee tamit yéen a ngi ci jàmm ñun dañ leen di ñaanal yàlla may leen ngeen continuer ci jàmm nekk ni rafet li may mën a wax ci yéen nag moo di ne xale yu yaru ngeen yu am teggin ngeen yu jox cër nit ngeen seeni yaay it wax dëgg yàlla kontaan nañu donc ñun li ñu mën a def daal mooy ñaanal leen rek yàlla guddal seen fan wéral seen cër. merci beaucoup c'était Père Maxa Ndiaye bi ngeen déggee lii Deyza ci yow laay commencé bi ngeen déggee lii lan la leen def. waaw dañuy kontaan duñ def lu dul kontaan parce que paa bi suñu papa la je peux dire que ni de l'an 2000 bu ma jógee Kaolack ñëw Mbour tey la ñu ngi ci l'an 2020 def naa 20 ans Mbour. Et que parfois je dis que je suis né à Kaolack mais c'est Mbour qui m'a fait ce que je suis. di xamal ni bi ba ñëwee sama kër tonton et tout sama rakku yaay voilà defee primaire bokk ak Arafat ak beneen copain bi nga xam moom lañ naan Cheikh Ndiaye. on salue de passage El Feno. donc kii papaam la quoi. bon moom këram lañ doon dajee foofu moo nekkoon suñu siège. foofu lañ doon dajee foofu lañ doon saafonte lépp lu ñu soxla lu ñu bëgg a waxtaanee. paa bi moom ñooy lekk añam ñooy lekk reeram ñooy ndékki ndékkeem. ñooy fanaan këram ñooy aji mangoom lépp. et aussi mu nekk koo xamante ni une personne tellement ouverte boo xamante daf ñu ubbi léppam def ñu comme doomam. ñun ñi moom lañ xam en fait. donc aussi mu nekk koo xamante ni ñu ngi koy ñaanal yàlla bàyyi ko fii. gudd fan ak wér gu yaram. ba mu mën a gën a fekkee ñi nga xamante ni moom mooy suñu njëriñ ñu bokk ko ak moom. c'est ça. ah bi ngeen commencé carrière ba léegi mës ngeen gis lu mel nii. waaw bon ça lii daf ñuy neex parce que ñii nii di leen génne si télé bi ñuy wax si ñun sax
mbégte la ñuy def parce que kii ak soxnaam ñu koy nuyu bu baax a baax mère Khady waaw nga xamante ni ñoom ñooy papa ak yaayu koñ bi yëpp pas ñun rek mais génération bu fa nekk rek boo xam ne moo ñu mag sax day ñëw ci kër gi ba màgg dem ñun nii rek bàyyi nañ fa beneen génération xale boo xamante ni presque ñoom ñoo leen di tette te Briquettes yi nekk Mbour tamit si këru kii yi ngay gis nii fa la ñuy defee réunion yeeg ñëpp ñuy daje fa mooy siège waaw tey jii foofu cafétéria la tudd da ngay gis nit sax ne ko maa ngi cafétéria fuy cafétéria xam nga ñu ne ko foofu la parce que maire bi moo fa defoon benn genre café benn restaurant bu mu fa ubbi donc ñun fa lañ yaroo fa lañ màggee depuis xale nag ba ci nga xam ne bañ nekkee primaire sax doon def ay football kër gi nii la école 1-4 foofu kër gi la ñuy lekkee fa la ñuy defee seen regroupement donc kër gi këru cosaanu Mbour la quoi je peux dire donc tey di kontaan si moom ak message yi mu lancé yëpp di ko ñaanal yàlla guddal fanam parce que suñu papa la vraiment ñun ñii ñëpp day teew moo ñu may jabar ñun ñii ñëpp donc yàlla na ko fi yàlla bàyyi quoi. merci beaucoup je pense Père Maxa Ndiaye ñu ngi lay remercier ci intervention boobu Mère Khady aussi ñu ngi koy nuyu bu baax a baax donc ñun bu ñu gisee ñu baax rek dañuy kontaan donc question bi may waaj a posé ñoom ñaar xam naa ne am nañ réponse bi mais sénégalais yi aussi bëgg nañ ci amaat lu leen gën a reer vous avez débuté en 2007 boobu ak léegi mu ngi def presque 13 ans de plus bu ma la waxaatoon ñu arrière parce que ñu ngi ci rubrique boobu ginnaaw bi ban année moo la gën a marqué ci 13 ans wu Akhlou Brick yi waaw si 13 ans wu Akhlou Brick yooyu noonu je peux dire que ni 2007 boobu ñu ngi woon Mbour rek a ñu xam parce que ci école yi lañ nekkoon continuer di nekk ci ouverture foyer et tout mais bi nga xamante ni tey dem nañ boo produire ñu koy shout-out de passage mu nekkoon suñu producteur di Wanted One li nga xamante ni moo produire album Raise moom moo ñu gën a xamale ak li nga xamante ni moom mooy Sénégal kooku ñu koy remercier de passage mais nekk na loo xamante ni daf ma marqué mooy suñu premier album bi nga xamante ni c'était en 2015 mu tudd Raise mu nekk li nga xamante ni luy jóg la mu nekk suñu premier album def design bi benn genre papillon boo xamante ni ça veut tout dire lu bare lay wax Raise nekk luy jóg mu nekkoon tey première jógu Akhlou Brick pour que àdduna xam ko pour que Sénégal xam ko pour que Afrique xam ko et tout donc moo nekkoon li nga xamante ni mooy lu ñu gën a marqué quoi c'est ça c'était en 2015 bi nga xamante ni moom moo nekk suñu album premier album Raise c'est ça jaajëf yow bu ma la doon laaj ci 13 ans yi at boo xamante ne ni moom bëggoo ko buñ delluwaatoon doo ko bëgg a dund ak groupe bi ban at bon ñëpp ñu ngi naan 2020 bi si c'était à refaire dañ koy aj donc tey jii bi gën a récent ak li ñu gën a dund ci année 2020 bi defe naa dund ñu ko ci benn at artiste boo xam ne da ngay toog pendant presque 6 mois wala 3 mois et quelques xam nga defoo benn événement wala sax mu fekk la ngay def say événement yoo xamante ni lu si mel ni CICES parce que Akhlou Brick waroon na teg CICES mu nekkoon première fois ñuy teg suñu concert dinañ ci gën a ñëw ak bëtu askan bi parce que si la ñuy duggee ci li corona bi def effet ci seen activité yi donc mën naa wax ni année 2017 bi moom. année 2020 bi. te jeexagul nii moom na gaaw a jeex. non mais corona yaa ngi corona yaa la corona xanaa amoon ndey ak baay amoo looy jomb amoo looy gis nga dem sa yoon ngeen bëgg ci dëkk ak yow donc corona sérieux wul quoi juste après dinañ ci gën a wax ci effet yi nga xam ne def na ko ci musique sénégalaise ak culture bi. donc li mu yàq xaw na bëri. mais avant ñuy terminer chapitre bi nga xamante ne nii moom mooy bëtu ginnaaw tey jii lan la Mbour représenté ci gunge bi parce que waa Mbour après ñoom dinañ wax Père Maxa wax na après waa Mbour dinañ wax ci bëtu askan bi. mais lan la Mbour représenté ci li nga xamante ni moom mooy carrière bi. tey suñ demee ba agsi fii en toute franchise dañuy wax ni Mbour la quoi. parce que Mbour moo ñu yokku fit. gis nga nee nañ nit lépp looy def te fekk amoo ginnaaw. bu yeboo da ngay xoolaat sa bopp. tey actuellement namuñu dem toog ci beneen àndu jàmbur parce que am nañ ànd. Mbour ci moom je peux dire que ni à travers public Mbour moo tax man ma njëkk a fayeeku parce que si je me rappelle bien en 2012 dañu def concert plein air boo xamante ne dañ doon tester nan la ñuy xoolee pour public bi xam ñu et tout mu réussir ñu dem 2013 defaat ko mais en 2014 ma ne ara pourquoi pas ñu tester di def ay concert yoo xamante ni dañuy def ay entrée ni ñuy fayee ko. Ah oui, bien sûr. ci Mbour moom moo ñu njëkk a fekk si loolu. et premier concert bi ñu def mu réussir CEDEPS la woon benn lieu bu ndaw. boo xamante ni ñu ngi koy def.
nga gis gars yi ñëw ñu kontaan mel ni on dirait que ni feesal nañ stade Léopold Sédar Senghor. comprendre nga ñu jékki-jékki defaat beneen année 1000 francs ñu gën a ñëw. ñu jékki-jékki nag ñu ne léegi cette fois-ci xam nga nu ñuy def. pourquoi pas ñu wax leen ñu dem stade bu mag. te bi dañ dem stade bu mag. mu gëntee kii suñu njort. loolu moom moo ñu may fit ñu njëkk a ñëw nekk nouvelle génération bu njëkk a ñëw biir Dakar. teg li nga xamante ni mooy concert stade Iba Mar Diop après Nit Dof. donc mu nekk loo xam te dañ ko ñëw feesal. te loolu yëpp tey fit boobu buñ ko amul woon suñu dëkk. duñ am fitu dem ne dañuy pénétrer beneen dëkk. donc mu nekk fierté. Mbour suñu fierté la lu ñu am Mbour la. lu ñu ñàkk suñu bopp ñoo ñu ko ñàkkal waaye lu ñu mën a am rek Mbour la quoi. Ouais, c'est ça c'est vrai que dañ leen a gunge moo tax ngeen mais en grosso modo suñ ko doon résumé loolu la ñu wax mais Ara yow li ma lay laaj moom mooy Fosco yi gis nañ ne bokk ngeen ci groupe yi ëpp lu ñu doon joué ci Fosco yi effet corona bi aussi tax na ren gars yi gis ñu leen ci Fosco yi mais lan la école yi aussi joué ci yéen d'autant plus que yéen ñu da ngeen am ay promotionnaire ngeen et tout après lan la lycée yi joué ci carrière bi waaw bon carrière musicien boo gis adolescent yi adolescente yi ñoo ko yor musique boo seetloo xale yi ñoo koy déglu jamono ji ñuy dund boo wayoon wayu xale sax à partir de 7 ans ba 17 ans mooy ëpp vue sur YouTube pour wan la ne la lycéens yi ak lycéennes yi ak ñi nga xamante ni ñoo nekk ci monde boobu ñoom sax ñooy xëy di waxtaanee démb ki daan wala démb ki def lii wala musique bi génn démb ñoom foofu la partage di commencer donc kon da ngay sentir ni benn regroupement de jeunes la boo xamante ni nit ki mënatuñ ko contrôler parce que ñun li ñuy passé dañuy wax sax ne xale ci école lay yaroo parce que li muy passé ci école du ko passé këram day def 9 mois école 3 mois lay nekk këram yoo xamante ni moom lañ ko wax vacances kon 9 mois yëpp bu lekkee naan rek mu ngi école donc kon école lañ ñuy découvrir je peux dire te boo seetloo ñun ci université lañ njëkkee siiw parce que université lañ njëkk a teg concert en 2012 2013 suñu concert yi ñu doon def université lañ ko def mu nekk Sénégal en miniature ñëpp fa nekk léegi après ba ñu Sénégalais yi découvrir université waa Kolda yi nekk université commencé tas affaire yi Kolda waa Ziguinchor yi nekk université commencé ko tas connexion bi am de ce fait benn il a suffi benn concert rek après affaire yi tas donc loolu tamit lañ doon am ci lycée yi bu ñu woowee Fosco ñu ñëw taxaw am na ñoo xamante ni am nañ artiste mais kii ñëw lañ bëgg a gis suñu gisee après yóbbu ko seen kër yi yóbbu ko seen yeneen kër yi yóbbu ko seen kër maam affaire yi tas mais balaa may jeexal bëtu ginnaaw bi justement ñu fàttali ko tuuti yow yéen ñaar yéenay bokk laaj bi mbëggeel lu mu ci joué lu mu joué ci carrière bi non mbëggeel mooy lépp mooy àdduna donc àdduna ci mbëggeel la tënku mbëggeel moo ko sos mbëggeel lay màggee donc te mbëggeel boobu noonu damay wax ni bu amul ci dara du dem bëggante bi day am si sama diggante ak moom am si sama diggante ak sama musique am sama diggante ak sama bopp sama diggante ak sama live sama diggante ak fans yi sama diggante ak li may woy aussi ak ñi koy déglu parce que li ma yor produit la comme bu ma doon jaay tey benn gerte caaf su ma defaree gerte caaf bi am nu ma ko embellir rafetal ko rek nit ñi dañ koy bëgg pour jënd kon bëgg boobu noonu laay njëkk a def ci sama son def ko ci samay affaire nit ñi bëgg ko jënd ko. mais sa exemple bi dafa doy waar parce que gerte caafu maire bi nekk ci bopp kon gerte caaf bi ñu lay tegal si plaza wala. am na gerte caaf rek la te maire bi laxasam mooy gën a diis foofu mais teel. non mais ak benn plat lañ lay tegal bu ndaw ne la 2500 loolu la ñuy wax da nga koy rafetal rek nga xam nga bari na luy jar fukki dërëm te am na foo xamante ni mu ngi mel ni sa waay ñu dugg Paris benn jour ñu dugg ci benn café jékki-jékki ñu ne nii café bi lu muy jar sa waay ne 2 euros lay jar man ko 2 euros yee génn jox ko mu jaay ma café sa waay génn naan ma booy 2 euros xam nga ñaata la ko laa la ma 2 euros 1200 la booy fële café feft rek nga naan booy xoolaatal sa 2 euros yi ngay naanee café ma ne ko dégg nga ma ne ko nga fii boo fi convertir doo fi génn wala ñu ñibbi fa léegi dama koy jiñ de moom la dama koy jiñ de moom la déedéet man moom xam na dinaa ma ara yaa ngi te chaque instant ñu dugg ma ne ko booy damay naan café ne ma yow jékki-jékki ne ma yow yaa ngi gasaxal ay 2 euros yu bëri sa café yi teg mais man sama grand frère bi demoon Corée loolu la doon def nee na bu gisee dara foofu mu convertir ba pare hésité mujj gi jëndul dara ma ne ko tànk yaa ngi convertir doo jënd ba ñu gisee indiwul seen
dañuy wax ne le grand économiste mooy ki nga xamante ni day bind benn page. ba mu jeex mu ëlbatiwaat bindaat ba mu jeex door koo sànni. waaw kooku lañu loolu lañ ci wax donc comme mbëggeel yi nga doon wax sànq tam dafa am importance. donc mu nekk benn question boo xam ne c'est partagé. comme li may waxaat rek mu ne suñu life defuñu si lu dul li nga xamante ni moom mooy ñeenti mbëggeel. yàlla barkeel ko muy def nii. àdduna ñëpp xam ko. ba ku ñu xam dañuy naan ñii si mbëggeel te des na yeneen 1 million de mbëggeel yi ñu war a génnewaat ci diggante bi. donc mu nekk loo xamante ni lu am importance la parce que problème bu Sénégal di dund je le répète yoonu Gambie nekku si. waaye mbëggeel c'est universel. que ça soit chinois wala loo mën a doon xeet boo mën a doon yaa ngi dund mbëggeel. te am na thème yoo xamante ni buñ la ci laalee rek di nga ci gis sa bopp te loolu mooy tax muy jubóole say relation parce que tamit bul fàtte mbëggeel moo tax yàlla na yonent bi yaa fi ne. waaw c'est ça. ok suñu bëgganteeg yéen dafay gën di law ñun ñi ngeen xam ne ñun ñooy waa Seneweb ak yéen ñi ñuy jàkkaarloo saa su ne dañuy jéem a nekk seen wet moo tax ñëw nañ dékk leen suñu micro pour ñu def bëtu askan wi tout de suite bëtu askan wi après ñu delluwaat ci plateau bi. xam nga wax ci Akhlou Brick je serai à l'aise pour wax ci Akhlou Brick parce que fekke naa lu bëree bëri. bi nga xam ne ñu ngi soog a door balaa sax artistes yi di fës en tant que groupe Akhlou Brick xamoon naa leen que ku ci nekk xamoon naa la bu yàgg détermination bi ñu amoon surtout Deyza bi nga xam ne je me rappelle bi nga xam ne maa ngi doon animé si école bi mu doon jànge di fa animé seen Fosco mu nekkoon nit bu déterminé mën naa ne moment boobu bu ma ñëwee ci école bi Deyza dafa mel ni que moo may fay. Tu as vu donc du début à la fin dafa jàppoon ci organisation bi doon def loolu ci boobu laa xamoon ne kii ku déterminé la. waaw Akhlou Brick suñu groupe de rap la mën nañ ne ñun ñoo ko moom parce qu'on est tous mbourois te on est fiers de ce qu'ils font vraiment ñu leen di encourager di leen ñaanal parce que aussi fierté la pour tout mbourois boo xamante ne ni yaa ngi leen di gis. que ñuy évoluer di gën di avancer à chaque fois donc nous disons vraiment chapeau et nous leur encourageons ñu gën di dem ci kanam parce que aussi seen avancement mooy suñu avancement seen fierté mooy suñu fierté. Mbour lañ dëkk mais amuñu benn loo xam ne tey mën nga leen gis nga naan dañu changer wala benn affaire li ñuy def mën nañ ko macha allah xam nga fu ñu tëgg ñëpp dañuy bëgg a ñëw. mooy li ñuy wax rek tey Akhlou Brick ñëpp dañuy kontaan ci dégg tey Akhlou Brick moom mooy tëgg fii wala xam nga dangay kontaan daal en tout cas soirée foo dem wala concert bu mu tëgg boo fa demee da ngay kontaan donc c'est des gens yoo xam ne daal dañoo baax xam nga neex na ñoo demal ñu ngi def ay aide yu baax xam nga c'est des jeunes yoo xam ne daal ku leen encouragé c'est que kanam la jëm te incha allah dina dem kanam. li ma gën a kontaan loo ci groupe Akhlou Brick bés bi ma duggee stade Caroline Faye mu fees dell ak waa Mbour fees dell ak waa Thiès gis waa Joal gis waa Sindié waa Ngexoox sama yaram daw ma ne nag ñu ngi soog a am nag un groupe mythique parce que bu njëkkoon Youssou Ndour mooy ñëw di ko feesal ak ñeneen dañ daan gis ay mbalax maan yi ñu waaye stade bi de fees na dell mais ñu dem ba nga xam ne un groupe de rap bu nekk dans la région de Thiès basé wu à Mbour ñu ne Akhlou Brick feesal na stade Caroline Faye di wàcce son et lumière li nga xam ne taamuwuñ ko woon gis ci un groupe de rap local vraiment foofu nag si laa gën a jóg wax saa yëpp que ne nag Akhlou Brick vraiment sigil nañu ci niveau national et international. retour sur le plateau après bëtu askan wi nga xam ne defee nañ ko fële di Mbour di remercier Cheikh ak Niass mi nga xamante ne nii yombalal nañ ñu ko ba ñu mën a am accès bi biir Mbour mais ala xàmmee nga mbedd yi xàmmee nga gaay yi. xàmmee nga kàddu yi taamu nga ko dégg aussi mais ban yëg-yëg nga am bi ngay seetaan élément yi. waaw bon di li ñuy wax ni ñëpp mënuñu wax sax. mais ñeenti ñii rek li ñu wax dafa résumer presque kàddu Mbour waa yu bëri parce que ñun bu ñu defoon micro trottoir Dakar ak Thiès ak ba Ziguinchor ba Kolda même wax yi ngay dégg parce que lii rek la ñu wan Sénégalais yi donc di wax que ni Akhlou Brick comme niñ ko dëkkalee ñun ñoo dëkkal suñu bopp Mbour nekk groupe Sénégal yëpp nag parce que ñun
dañu am chance bu bëri boo xamante ni Sénégalais yu bëri amuñu ko. ñun kenn nit ñi bu ñuy wax Mbour sax Sénégalais yi dañuy am problème mu xam Akhlou Brick dañuy dem Ziguinchor mel ni Akhlou Brick fa la dëkk. nga dem Kolda ñun fu ñu demee région jàmbur. ci région bu ñu dem Sénégal dañuy mel ni ci région bi lañ dëkk. ñun ak ñi fa dëkk ñun ak ñoom da ñuy sentir quoi en fait en tant que des Sénégalais parce que ñun loolu la ñuy véhiculer. dañuy véhiculer sénégalais. dañuy wane sénégalais ci suñu son. wane sénégalais ci ni ñuy solo wane sénégalais ci ni ñuy waxee wane sénégalais ci li ñuy defee. donc te loolu mooy jaay Sénégal. parce que nit ñi bu ñu demee ba nga xam ne gisuñu dara li nga xamante ni mooy sa dëkk. duñ la mës a boole seen dëkk. boo demoon Amérique ñu ne la kii nigérien la c'est parce que dañuy gis nigérien ci moom. donc ñun loolu lañ am te loolu la ñuy sante yàlla di ko sante waa Mbour yi tamit. di nuyu DJ Mbaye mi nga xamante ni moo njëkk a wax. moom nga xamante ni Mbour moo ko téye ci loxo moo ko sànc. moo ko sànc ci lépp ci musique yëpp ñi nga xamante ni jaar nañ fa xam na leen. téye na ko donc ñu ngi leen di féliciter di kontaan aussi ci message. déjà yow aussi ban sentiment nga am. par rapport ak élément bi kontaanaat encore une fois rek di wax ni amaana c'est que boo gisee Mbour suñu nee ñun Mbour waa lañ c'est parce que nous sommes des Sénégalais foofu la ñu boo seetloo géographiquement foofu la ñu tënk Sénégal. xaw ma ndax xam nga ko xam c'est parce que Mbour rek moom moo nekk dëkk boo xamante ni foofu ngay fekk koñ yi ñu tuddee ko Mbour séeréer Mbour soose Mbour tukuleur Mbour moor tefes ci lébu yi et cetera donc Mbour rek la am ci Sénégal ba mu daj dëkk yi ñu boole ñu koñ yi tudd ay koñu ethnie te Sénégal ethnie yooyu ñoom ñoo ko làmb donc on peut dire que ni Mbour c'est le Sénégal en miniature et aussi di remercier ñi nga xamante ni tamit ñoom ñoo ñu doon seedeel yi waaye ñoom ñoo baax rek moo tax ñu ñu koy seedeel DJ Mbaye en même temps ak ñeneen ñi nga xamante ni feeñ nañ ñëpp di ñu doon seedeel seede yi nga xamante ni moo demee nu di mel di leen remercier bu baax a baax merci beaucoup ci li nga xamante ne ni moom mooy élément yi jàll léegi mu ngi bokkoon ci li nga xam ne moom mooy bëtu askan wi di partie boo xamante ne ni ci émission bi seen i kàddu ak seen i laaj moom lañ fi wàcce quoi saa gars yi bokk nañ ci lu ñuy laaj souvent moom mooy seen connexion ak yeneen rappeurs yi lan moo tax amoo leen benn ubbeeku bi luñ leen di gis ci ay featuring bëriwul luñ leen di gis ci spectacle yeneen rappeurs yi bëriwul lan la c'est quoi le problème bon loolu je dirais le contraire parce que ñun ñooy artistes yi gën a am ouverture ci artistes yi Sénégal yi. waxuñu loolu de. non peut-être de gars yi ñi koy wax amuñu info parce que soo seetloo ñun ñoo njëkk a def Sorano. invité ci Daara ji. Baxa. Bidéo bu bees. Xumaan. yaa ngi dégg. invité ci. Fata. li ma lay wax nii yëpp. non mais yéen seen maam rek ngeen invité. seen maam bi bi invité wu leen seen morom. mu ngi ñëw de mu ngi invité ci Dib invité ci Elzo. invité ci nouvelle génération bi yëpp One Lyrical everybody ñu defaat concert fii nu mu tuddati Mbour. indi presque rappeurs sénégalais yëpp ñu ñëw Mbour def ci kaw concert bi. te beneen bi mooy suñu album yi soo fa demee. suñu album yi da ngay fekk ni Akhlou Brick def na featuring ak Bidéo bu bees presque ñun ñoo produire plus de featuring avec des artistes. que n'importe quel artiste bu nekk Sénégal ñu def featuring ak Bidéo bu bees def featuring ak Bidéo bu bees def featuring ak Baxaaw def featuring ak Pëpëse Boobs Nit Dof imagine li may wax yëpp ci featuring def featuring ak Baaba Maal Viviane def featuring ak Dip ak Elzo Jamdong te loolu yëpp ñun ñoo ko def. gars yi bu waali bi rek la ak bu waali Seck imagine nga loolu yëpp ci featuring ñun ñoo ko def léegi artiste bu def lii Ombreza Nix artiste bu def lii est-ce que mën nga ko toog naan est-ce que am na ouverture ci artistes yi donc moo tax man la je dirais le contraire ñun ñooy artistes yi gën a ouvrir ci game bi ci par rapport ak lien par rapport ak link bokk na ci laaju askan bi bii moom ku gars yi ñoo koy laaj quoi xam naa ki suruxal laaj bi xam naa seen mbokku rappeur la rek bu xaw a am kii quoi neen yéen ay fan su jigéen rek ngeen am yàlla na yokk comme ça loo koy tontu ko waaw dama koy wax ni comme ñu ngi koy remercier ci loolu fan suy jigéen dafa baax parce que jigéen fu mu nekk góor dafay nekk parce que jigéen mënta nekk fu góor dul nekk parce que àdduna noonu la ko yàlla bindee te lu jigéen bëgg rek bu nekkee nit nga lu jigéen bëgg ku góor ki dina ànd bëgg kook moom donc loolu moom moo ci nekk affaire yi aussi di wax ni tamit góor yàlla yi ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax parce que ñoom it dañuy bëggee carrément sax suñuy concert booy seet ñoom it dañuy ñëw massivement dañuy teewal li nga xamante ni moom mooy li ñuy def c'est ça laaj bi mooy est-ce que c'est possible je pense Moussa Faye la est-ce que c'est possible un jour ñu gis leen ngeen def
featuring ak Ngaaka Blindé. ak Ngaaka Blindé. yeah waxuma la Ngaaka Blindé sax mais mën na nekk ku dul Ngaaka Blindé si game bi. parce que dañ ni musique ci United la juddoo. ba ñuy def musique dañu noir américain yi dañoo def Unite pour mën a créer benn musique bu tudd hip hop pour mën ci def seen liñ bëgg a def pour mën ci wane seen culture pour mën a wane ni Black Lives Matter dañoo bëggoon a wane ni la vie des noirs importe la vie des noirs signifiait quelque chose donc man mënuma gëm ni ñun war nañ mën a def genre musique boobu ne du ñu def Unite ñun suñu biir ne du ñu def ay featuring parce que loolu moo ñuy jaay donc ak ku dul Ngaaka sax nañ xaar Akhlou Brick mën na def ak moom featuring gars yi ne nañ classe bi fi jot a am yëpp classe yi fi jot a am yëpp dama jékki-jékki rek mel ni comme si que yéen spectateur ngeen ci quoi lan moo tax duggoo leen ci sa cokkaas dañ leen si bataay c'est parce que dañ jàpp ni dañuy foo te ñun dañuy liggéey dañuy foo quoi am na loo xamante ni je peux dire que foo la et aussi c'est un peu enfantin parfois tamit y a beaucoup de rêves là-dessus man maay Kona te mosoo gis Kona man maay xam nga Cobra bi te xam nga mosoo gis Cobra bi genre dañuy jàpp ni peut-être que ni c'est un peu enfantin te aussi ñun li ñuy def suñu xamee dañu xam ni c'est du sérieux quoi comprendre nga et que si sérénité boobu noonu ñu nekk moom mooy waral amaana ñuy bañ di tontonte parce que tey bu jékki-jékki woon rek benn affaire ne la cap nga wàcc garab gi dem xeexaat kenn demaat ba yéeg keneen newaat la cap nga wàccaat doo mës a àgg fi nga xamante ni foofu ngay dem ça ne veut pas dire que ni aussi amuñu fulla amuñu fayda je sais que peut-être que ni on les respecte et aussi ñoom it delloo nañu respect boobu dans hip hop ci game bi la bokk et on accepté nañ loolu mais dafa am yenn détails yoo xamante ni ñun nekkuñu ci ndax dañu am benn ligne directive boo xamante ni yoruñu maxaama garabu cerise ba nga xam dañuy gësam rek suñu cerise yi wadd mais amaana dañuy yor maxaam boo xamante ni garabu guy la dina jafe doom yi dinañu jafee wadd quoi en fait. actuellement ñu ngi nekk ci li nga xamante ne ni moom mooy bëtu yërmande su ma la doon laaj Sénégal sa bëtu yërmande ci li ngay gis yëpp lan nga ci am bëtu yërmande loo xam ne boo amoon tey jii solution bi tak moom ngay njëkk a dem faj. waaw gars yi dañuy am habitude di may wax naan ma yow doo Jésus tu n'es pas le sauveur. le sauveur du monde. waaw parce que ndax man je peux dire que man lu ma am pour jaamu yàlla yi la. ndaxte tey su ma sañoon. yàlla def may ma kattan boo xamante ni nii donte jéem kee sax ñaan na ko te yàlla nee na ko mënoo ko. mu yónni yàlla Souleymane. ne ko may ma dundal mbooleem lépp loo sàq. mu ne ko mënoo ko mu ne ko may ma rek yàlla bàyyi ko ba mu defee teg ci tefes gi benn mbindeef rek a génn lekk lépp. donc kon xam ne mënuñ lépp. waaye bu ma sañoon ñëpp ñuy ñaxtu au niveau du Sénégal. bu ma sañoon sama réew développé. bu ma sañoon ngor sax ci réew mi. bu ma sañoon dimbalante yërmande tuuru ci dëkk bi. ñenn ñi nga xamante ni amuñu yàlla dimbali leen. te loolu du lenn moo ko mën a def mooy góor jàpp ci góor. kenn ku ci nekk le peu de chacun. c'est la réussite de tout le monde. man foofu laay merci beaucoup Ara la même question. waaw yow sa bëtu yërmande. man damay reporter benn waxu Serigne Touba rek. bi waxoon ne nañ yërëm ndaw ñi jox cër mag ñi. loolu rek la nañ yërëm ndaw ñi benn yërmande fi mën a nekk mooy nañ yërëm ndaw ñi. bu ñu leen yërëmee rek dëkk bi dem si kanam. tout de suite xef-xef fi pour ñu daaneel émission bi parce que ñu ngi ci troisième et dernière partie wu émission bi xef-xef fi ñu commencé ko xef-xef fi xam ngeen nu muy demee. xef xip ngeen tontu. amul yàggal sax xef xip ah. waaw loolu moom ba Peter du ci judd. non Peter du ci judd donc je vais. xanaa Ara koy njëkkee. xef bi Ara moo koy moom xippi bi yow yaa koy moom. waaw ok léegi. atia su baaxee on démarre Ara. waaw. sa téléphone muy sonné wala mu nekk silencieux. bon mu nekk silencieux. mu nekk silencieux. xippi day sa moo ko moom appel ou message. message. Ara xefan WhatsApp ou mail. WhatsApp. ok day sa vocal ou écrit. écrit ñu dem sport lutte moo fi nekk ak foot ku nekk day tànn benn bu kenn ki jëlee benn bi keneen ki mooy moom benn mais pour loolu il faut ñu bul de match lañ koy def. ku dugal yow yaay tànn bi la neex. loolu boobu bu ko ragal. njëkk a dóor. bul de match laa koy def. njëkk a dóor apobal.
boule de match boule bi fi laa koy teg ah. waaw teg nga ko fu arrange sa waay. fee la jëm nag. fee la jëm. fii nga koy teg. déedéet saa yi kon du baax fii laa koy teg. non yaay teg fu la neex. waaw ok déedéet demal. acca. ok. bu ñun ñaan ñëpp raté. yéen ñaan ñëpp bu ngeen raté ma xool ku ma neex ma jox. fële laa ko war a dugal ah. waaw ku gën a jege camp yi laa koy jox sax. yee. saa jarul ngay dóor. ay non damay dóor foo ma dóor. acca fan fële. waaw saa weng na de. waaw. bu jubee kañ jarul ngay dóor. ah di jël yow sa waay. graaw jox ma. saa yi looy jël. man foot. waaw saa yi kon yow yaa moom nit. maa moom lii tam. waaw on commence par toi acca xef Balla Gaye ou Modou Lo. Modou. Modou ah. waaw fan si Balla Gaye jàpp la. non c'est que moom sama man maay Balla moo tax quoi. ah loolu tax yow lay diiranteel contraire bi la quoi. ok nawetaan ou championnat professionnel. championnat professionnel. championnat professionnel moo la gënal. mbot ou kaw. kaw saa yow nee nga de dëkk pays de la Teranga bi nga ci passé. Messi ou Cristiano. Messi ah. ok léegi nag on va attaquer mbëggeel. waaw mooy dernière partie émission bi. ayca na ko dal. déjà yow la ñuy commencer bii pa comme sànq ba léegi saa waay moo doon moom. sport bi daa mel ne maa ko jël de wala kee nga ko njëkk a jël. non sport bi moom moo commencé parce que yow yaa gagné woon boule de match bi da nga fàtte. léegi mbëggeel à distance gëm nga ko. bu baax. yow gëm nga mbëggeel à distance. c'est vrai. ok léegi dañ koy def à partir de chiffres ay chiffres la ñuy teg mathématique la ñuy def déjà ci yow la ñuy commencé waat. déjà ñaata ex nga am 1 ba 10 ngay jël. 5x wala 6. 5 wala 6. waaw. déjà sa ex yi bari na. non noonu rek la mën a demee mos nañ si fekkante parce que bi ngay nekk kii la école la CP la commencé doxal. xam nga ay CP1 yooyu di jóg ak moom. waaye yow mii teel ngaa ñàkk loolu de. dafa leer teel naa jóg de man teel naa jóg nag. teel ngaa daanu nga teel ngaa jóg. dama teel a jóg. cet ex moom bari na ni. non baax na am naa ay yooyu rek. la sa degré de jalousie dañ koy natt de 0 à 100%. sa degré de jalousie. 0. 0%. yow amoo benn jalousie booy yëg. kan man. waaw. bon nit ku jaloux bëggul mais bon soo amee li ngay am ba pare da nga koy jox confiance xam nga jalousie ak confiance ay contraire lañ. waaw boo gëmee ki ngay gëm rek après mën nga war a mën a nalaw. xam nga ndate. ndate waaw. xaritam kan la yaa xaaju. day xaanju rek. maintenant nombre d'enfants de 0 à 10. kan man. waaw 10. 10. waaw saa yu bëri na de. waaw moom lay ñaan yàlla wala lu ko ëpp sax. kii camion la bëgg. camion merci beaucoup yàlla na am ay footballeurs ak ay basketteurs ak ay musiciens yu siiw ci àdduna bi. amiin. fidèle à combien de pourcentage 0 à 100%. non 100 102 sax 102%. jërëjëf comme combien de femmes de 0 à 4 ans. kan man. waaw de 0 à 4 maanaam 4 ans combien de femmes. de 0 à 4. waaw xam naa d'ici 4 ans di nga am 4. bàyyil ba am benn bàyyil ba ma am benn en attendant ma lijjanti yeneen li ngay wax waaye daal bàyyil ba ma am benn ba pare waaye n'oublions pas que ni su may signé sama big bi paie bi daal moo fay jiitu. ok d'accord parce que jullit la. yow de 0 à 4. 0 à 4. waaw. 1 la am de maa ngi ci une femme essence bi. bon benn bi man ne nag moom laa gis benn bi ci laa yem. moom nga gisagum. gisagum. ok fa laa yem. d'accord madame man sama yoon nekku si damay laaj rek. te nga kaa gis. ci laa moom laa gis. ok dernière question bi nga xamante ne nii yéen ñaar yéen a koy bokk pour ñu tëj li nga xamante ne nii moom mooy chapitre bi tëjaale émission bi moom mooy importance su relation amoureuse donc message boobu moom dama bëgg nga jox ko sa frère yi ak sa sœur yi lan nga jàpp mooy importance ci relation amoureuse après aussi day sa wax ju bosam. bon li ma jàpp ci relation donc yàlla moo ñu bind. te bindu ñu nekk ñu impair quoi daf ñu bind ñu nekk doomu aadama xam ni jigéen moo war a nekk ci wetam donc jigéen kooku noonu yàlla bind ne moo war a mottali góor. loolu mooy relation amoureuse donc yow boo fekkee da nga nekk xamal ni li lay mottali keneen la te keneen ki lay mottali boo ko wutul ci sa àdduna pour nga mat day jafe
parce que da ngay matee ci sa góor rek kon foog nga làmboo jigéen pour mu mat gis nga yàlla sax bu indiwul woon yonent bi day wéet moo tax mu indi ko pour nga xamante ni loolu day mottali nekkam bi mu nekk donc looloo waral nag relation amoureuse il faut que doomu aadama yëpp xam ni boo demee ba tollu góor ba mat am na yu bëri yoo xamante ni pour mu ubbeeku sa àdduna sax foog nga làmboo benn soxna wala foog nga am daan nit ñi dinañ toog daan yi artiste bii gis la ngay dem benn instant dañ naan waa sa waay nii léegi nag yow sax su pour nga responsable dëgg sax foog yàlla xéewalee la ni ngay mën a créer sa famille xam ne àdduna lay dox sa doom boo demee ba am 50 ans amoo doom mooy magee nga ko 50 ans donc moom bu amee 20 ans day fekk sa 70 donc yow doo ko dimbali du la dimbali donc da ngay fexe nga jéem a xool nan ngay créer benn affaire boo xamante ni suba da ngay dimbali sa doom dimbali la day la waaw ban importance que nga gis mais moom la mais ara mbëggeel la dama koy wax jarul xool di muñ di ree mbëggeel la c'est pas égal jabar lan moo tax sa célibataire sa waay dem bëgg ko wax c'est que ça man duma célibataire man futur marié la lan moo tax su may wax muy gis boppam te tey ñun ñaar jibi ruus lañ def fu na ñoo far waaw déglu ma rek man duma célibataire futur mari la ok loolu la day leer léegi leneen li ma bëggoon wax yow maribataire nga quoi maanaam yaa ngi ci mariage quoi. voilà dëgg la am problème. parce que xam nga sa waay damay ñëw da ngaa romb sali yaa ngi bëgg nga bataire nga quoi naan ma doo célibataire. maribataire bon li ma bëgg a wax ci loolu garaawul bref amul problème affaire yi moom séntu asamaan jarul buuxante léegi rek incha allah léegi li ma bëggoon wax ci côté importance wu mbëggeel boobu noonu du dara lu dul importance bi du compréhension après mooy dem ba nga xam ne dina ci feeñ maanaam jigéen la yàlla bind ci dafa war a dékku góor yàlla def ci moom mu war a def donc kon tey jii bu yàlla bindee ci loolu ci góor bind loolu ci jigéen dañu war a jàppalante te aussi mu am benn affaire nañu ñun góor nañ bàyyi di wane ni en tant que moom da ngaa ragal sa jabar wala yow sa jabar lay dicté wala moo lay def lii loolu du àdduna c'est pas ça yonent lu muy fort keroog bi mu xofee bi ko Jibril feeñoo maa ngi jéggalu bu encore une fois mu tiit noonu lañ ko firee daw ci jabar ji ne ko zamiloo nii sàng ma jabar ji da ko yokku fit daf ko jës bu ne ko taxawal demal nga laaj ko looy jàng pour ragal donc kon jabar moo ko dalal kon soxna nag bokk na ci koo xamante ni moo lay teg ci code jigéen bokk na ci koo xamante ni moom moo lay wan naka la nan la ak naka la donc kon loolu importance la bu mag ndax yonent daf ñu jàngal foofu lu bari que ni tam lépp loo war a def boo jaaxlee tamit demal ci jigéen dina la dalal dina la jàngal nan la ak naka la. merci beaucoup vivement les femmes yéen naan ku dàq lépp. man de sa waay moom a gën a tàng de. kii from Kaolack la jàdd kees. après ça waay kon freestyle. yow may lépp. aha waaw benn lépp. waaw ban laa war a joxe. xaaral ma xool. yii tey nag instant fi ma fël la quoi. paaloon mi dawal vélo rek. man yu gën a garaaw yooyu laa yor non man bu sérieux lépp boo xamante ni instant jamono jooju ñuy lépp loolu hémorroïde amul de fii vélo bu kum ok teg sa foofu noonu da ngay hémorroïde. ok waaw bon bi benn gel la woon xam nga rek mooy booy wes yu waane yi nga xamante ni seen jàng sorewul ñu invité leen restaurant ñëw kii ñëw taxaw ñu jékki-jékki rek serveur bi ñëw ne ko bon ñu jox la qu'est-ce que vous désirez ñu jox la boisson wala waa jox ma wala nee na après wala la laaj. waaw voilà nga def fii laaj la woon. waaw pour ma wala boisson wala waa jox ma wala kay. amoon naa sama yenn grand yu demoon yu romboon kees bi wifi di doog a xew. romb wifi gratuit yi rek dugg. jox leen ñu wifi. wifi bi dañ koy maye quoi li lekk la mais déjà defal freestyle ci Seneweb ñu tëj émission bi gaaw. Seneweb de. waaw yow rim nga ko léegi moo ne Seneweb. waaw man sama rim sa rim de. allez Seneweb fépp moo ne Seneweb na gars yi pare ñu xool ñu pare gis ci Akhlou Brick li gën a di si fric di nga gis ay gars yi ñu taxawee mel ni ku am fric allez guys click fii Seneweb ñu indi guys lu gën a tàng seeni wet guys ready Mr Ara and Met Ahmed Daaw di nga gën a am lu lay taal guys pra dafa leer rangu moom. c'était sur Seneweb TV ak seneweb.com di leen jox daje ci beneen émission bi nga xamante ne ni moom mooy bët am out ba beneen yoon.